Amis chers internautes de la SDTV bonsoir salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen 5e numéro bii di xar kanam tey nag ñu def doxantu seet siwaat beneen ndaanaan nar a découvrir kan mooy dëggi-dëggi nit kookile son nom n'est rien d'autre que Tarba Mbaye Tarba ñu ngi lay nuyu. waaw bisimilah daam. waaw mais ci loolu ne. maa ngi lay siyaar mbaa nga am jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax yow nag. maa ngi lay sant Serigne Touba bu baax a baax di nuyu internet SDTV yi ñu toog di ñu seetaan di kontaan bu baax a baax ci seetsi bi tey ah. yow suma frère nga. vraiment suma lépp nga boo ma seetsee ñëw ñuy waxtaan dama ciy kontaan di nuyu waa Sénégal. ak fépp fu ñu doomu aadama di seetaanee partout dans le monde ñu ngi lay fekk fi nga nekk di la jox sa wàccuwaay di la bëggee bu baax a baax. ba xam nga ne ITV tey dina du nuroo génnee nii parce que xar kanam ku ne xam na ne day dugg au fond des choses laaj Tarba Mbaye li nga xam ne peut-être mosu koo wax internautes yi. ah ñun de ñu ngi fi toog ah internautes yi rek ñoom ñoo ñu fi tax a toog pour waxtaan ak ñoom pour ñu gën a xam kan mooy Tarba Mbaye ak lépp lu ñu bëgg a xam ci ñun rek lu ñu laaj rek ñu tontu ci luñ ci xam. bataaxal yi bëri na naam bu ñuy def xar kanam dañuy gëstu xool au fond des choses xool fi nga jaar waaye nag fi ñuy commencé du nekk fenn fudul tey jii sa enfance fan nga tàmbalee Tarba Mbaye fan la débuté musique suñ ko bëggoon a xam en un résumé. waaw man maa ngi commencé musique maa ngi commencé way bokk ci simb yi ak si mbapat yi ak si ngénte yi ah di ko mbapat. di ko dóor daaxe dem ba suma mag indi ma si groupe am ma koy defal première partie muy Chams Mbaye ma koy nuyu de passage ma aw ko ay at tarbiyu ko ba mu gërëm ma ñaanal ma xam nga ba lépp li nga xam ne rek ñu ngi koy gis si Tarba Mbaye muy ci way di ci fit di ci fulla ak jom ak fayda lépp moom moo ko def ci man ma koy gërëm di ko remercier bu baax a baax a baax moom mooy sama taawu papa. sama musique daal ci moom la tàmbalee. ok nga jaar ci ay kasak jaar ci ay simb jaar ci ay xew ak ñoom seen tey jii Tarba Mbaye ci cant am na ñu baree bari fa lañ la njëkk a gisee laataa ngay def musique lu waral tey jii transhumance boobu. waaw ci cant lañ ma njëkk a gisee mais ci cant yi nekkul ñu woon man dama doon cant wala dama doon dem ci cant di sikkar genre. damay dem ci cant yi bëggee cant yi awu ci cant gi xam nga. comme ni ko Baye Fall yeeg comme di ko Baye Fall yeeg murid yëpp di defee ndax man moom. taalibi Serigne Touba la ndongol Cheikh Fall la ba léegi damay dem cant. waaw ñun cant rek ñun cant rek moo ñu war ñun dañuy sant saa su nekk. waaw loolu moo ko waral mais pas man musuma nekk ci cant di sikaru genre affaire yooyu noonu. parce que. sam papa ci côté boobu la nekk te bëggul woon ñu def ñu way wala dara bu ñu mësaan ñëw ci ay jàng wala ay cant yu mu nekk di ko jàng daf ñuy dàq ñun nag ñu dem jàngee way ci beneen côté bi muy ci côté traditionnel bi muy simb yeeg mbapat yi dem ba gaam boobu ak rythme boobu noonu nekk ci ñun bokk si ñun xam nga ñu yeewee ko nag ci musique bi noonu la demee. Tarba bokk na ci ñi la jege tey jii am na ku ma si jotoon a déy ne ma Tarba bi muy débuté musique tey jii musique sénégalaise bi ñu xam paa bi nanguwul woon lool nga sori ci. waaw paa bi bañul woon xam nga bañul woon ma woy ba ma xam nga mère bi nag moom moo bëggul woon. waaw mais paa bi moom xam nga gënalu ko woon tamit man may woy ak yooyu moom du musique la bañ ak kii mais. way la bëggul woon ma def ko dafa bëggoon ma jàng mais ba mu demee ba xam ni kii nii jël na décision pour way moom en fond moom ci biir yi nga xam ni kii li muy defoon mënu ma ko teree damay sonn rek ndax xam na lu nekk ci dënnu waykat ak ku bëgg a way mais maire bi moom moo bëggul woon moom carrément xam nga façon guerre bu nekk guerre na ko ak man fu nekk jaar nañ fa ma ak moom xam nga mu dem nag ba nga xam ni affaire yi doonatul jaaxaan gis di ci dégg ay affaires yoo xamante ni leer na ko nag lii nii moom wuré ba dem na kën amatul pexe mu nangu loolu leer na defe naa sunu xarit yi ñuy suivre ci SDTV woy leen di abonné sunu chaîne au passage ngeen bësaale clic de notification bi pour mu leen di yëgal suñuy émission yi di ñëw ci noonu Tarba bu ñuy gën a xuus ba tey bokk na ci say début tey jii bi nga ñëwee tey Grand Dakar ñaari tali benn tali tey jii Biscuiterie ñoom seen ak alentour yi da nga fi fekkoon ay artistes ñu cité ci kenn rek muy Galas tey jii seen relation wala sax bi ngay door a débuté naam amoon na ay clan peut-être ak luy soog a juddu ak lim fi fekk jurul woon ay problème au début.
non man ñëwuma fekk fi dara. parce que dama juddoo Grand Dakar. xam nga da nga nit bi nga ñëwee Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie man ñëwuma Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie damaa juddoo Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie. ma juddoo fi yaroo fi màggee fi. juddu di def musique te musique moom mi ngi mel ni rek nga génn sa buntu kër teen jàkkaarloog asamaan si. jarul puusal ma xool wala yaa ma koy nëbëg yooyu ku ci nekk. mu quartier mën naa am 100 artistes ku nekk di woy. musique waaw musique bokkul ak yooyu noonu. loolu ci ay côté ci mun nga wax bu dee ay làmb wala ci beneen côté ay acteurs bu ñu ci dajaloo ci benn quartier day surchargé wala day métti mais musique bokkul ak loolu. parce que man sama musique yamul Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie man Tarba Mbaye àdduna bi yëpp laa Tarba Mbaye Sénégal yëpp laa xam nga partout dans le monde dama fa may soppee musique bokkul ak loolu. yee man artiste waxuma la ak ñi ma dëkkal sax dama ko jël teg ko na le artistes yi nekk ci Sénégal gi yëpp laa sekkal jàmm am ak ñoom ay relation yu naay sàkkantuma nag samay dëkkandoo. d'accord Tarba xëy na da nga maa jiitu sax foofu yow ak sa diggante ak artistes yi dinaa si ñëw léegi mais Galas votre relation yow ak Galas gis naa ko l'autre jour c'est sa concert bi nga doon def muy concert de l'Union fait la force mais certains disent que ne amu leen affinité lool. waaw mais koo amul affinité dina ñëw ci sa concert wala ngeen di wayandoo ñu. Al Ihsan rafetal rek. non loolu bu dee rafetal de xanaa kon moom nga koy laaj man Galas waxuma la affinité Galas ñoo sekk lu nekk ma ak moom. du ay affinité mooy mooy koo sekkal jàmm ni di kafla ak moom di rege moom Galas maa ak moom dañoo dépassé loolu noonu parce que dafa am lu ñu dund. te nit ki boo leen xësee ba am loo leen dund rek am na loo xamante ne dépassé ngeen ko. maa ak moom dépassé nañ affaire yooyu. xam nga. peut-être nag mënul ñàkk ndax gis nañu may woy dëkk Grand Dakar moom mu dëkk fii buñ ma gisee sama côté may yëngal ñu gis ko tamit ci côté am moom tamit muy bay waaram même bu ñu amul baa moom benn affaire nit ñi seen xel dinañ jàpp ni kii xam nga loolu mënul ñàkk Sénégal waaw détail yooyu la rek mais entraînement ak moom anyway mooy loolu non ok Tarba bokk na say ji ci liñ may gën a laaj ci internet yi parce que tamit bul fàtte ne xar kanam nga nekk ñun dañuy xuus laajte ji d'abord doog a ñëw ci yow 100% Tarba ñu ngi wax nañu ba tey foofu laay des da nga dem foqati fan si club am gars yi doon àndal ak ñooñu jël waa tey mag si club ak je ne sais pas ñëw xëcc ko seen boor te indiwoo ci benn masla daal. gars yi wax de du man de. am nga man moom sama job lépp dama ko jël teg ko ci liggéey man forcé wu ma kenn pour mu bëgg ma man Grand Dakar li ma la wax léegi rek man chanteur gox laa Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie dañ ma def seen daanaan mais chanteur u Sénégal laa chanteur u àdduna bi yëpp laa fépp laa am ay fans xam nga man waa Grand Dakar ñoom ñoo ma jël def ma seen daanaan def ma seen doom def ma seen mbër lu ma song ñu daan ko lu ma woote ñu wuy si ma lu ma ni lii la ñu ñëw taxaw ci kanam ànd ceeg man xam nga dañ ko def seen doom quoi man foofu laa koy teg mais pas ay foqate ak affaire yooyu noonu parce que nit ñi tamit kenn mënu leen def loolu leen neexul xam nga mun ngaa louer bâche louer siège mais nit ñi kenn mënu leen a louer doomu aadama lu ñu sentir ak lu ñu bëgg a def rek la ñuy def surtout koo fayul joxaloo ko dépense joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan bu ànd ak yow dalaa bëgg rek te yàlla tax mbëggeel la rek. am na solo gis nañ sax nga way leen ci sa album bi mujj benn chanson boo xam ne da nga ko jagle woon fans yi muy lu am solo Tarba bokk na ci ba tey li nga xam ne recueilli nañ ko ci suñuy internet muy sa intégration biir doomu Jolof loolu nee nañu jiitu na tey jii bi fi Maxa di nekk. Maxa Diabaté ñuy nuyu au passage mi ngi léegi ba France moom la ñu xamoon au début ci yow jékki-jékki gisatuñ ko ñenn ñi xamuñu fan la nekk xamuñu leen boole xamuñu ndax y avait rupture tey jii seen diggante wala doomu Jolof dafa ñëw bien après lui pour nga mën fa dem. non man ba may signé contrat ak doomu Jolof maa ngi liggéey ak Maxa moo nekkoon sama ex manager moom suma frère la. parce que ñoo bokk fu ñu dëkk yarandoo juddandoo te ci liggéey bi aussi la tukkee ci sunu liggéey man ak moom te ba mu voyage am dafa dem foofu pour am lu mu ut
yokk xam-xam pour am aussi lu mu indiwaat. ci yow wala. ci man. ok. pour am lu mu indiwaat ci man tàggoo ba léegi ñooy liggéey. ma xam ba léegi mi ngi ci Tarba Mbaye di liggéey. waaw loolu à vie la parce que ay relation yoo xamante ni la. avant musique la xam nga. mi ngi Paris mi ngi France ba ñu demee Paris giseen nañ. passé ba mois yu nice waxtaan. xam nga mu ñëw ci sunu soirée liggéey fa liggéey bu am solo. dafa am nag xam-xam bu mu sàqu ji rek. yokk ci bagage yi yokk ci xar mi karaw. am ne bu ñëwaatee day gën a yaatu incha allah. d'accord d'accord am na solo ba tey bu ñu des foofu doomu Jolof tey jii gis nañ ne ba nga fa récemment sax la ñuy wax yàgg na loolu yéen seen liggéey jot ngeen a def album bu yàggul dara def grand théâtre ànd def tournée européenne gisoo ne tey jii sa liggéey ak ñoom dafa yéex parce que yaa ko wax léegi say wax donte xam nañu ko bien avant mais ñu leeralal internet yi ñuy seetaan gisoo ne sa liggéey ak ñoom dafa yéex depuis ba nga fa ndalee nekk ba léegi ëpp na 2 at suma juumul donc lu tax à ce moment là la ñuy xaar pour mën la defal album développer la tournée nationale internationale du moins. waaw xam nga musique moom dafa ànd ak patience te musique àndul ak yàqamti peut-être ñi naan la dafa yéex ak dafa heure bi waroon na fekk nga dépassé fii li la ñoom li ñu lay defal ak li ñu la mën a apporteel ñi lay wax loolu mënuñu la ko apporteel njariñ bi la ñuy amal ñi lay wax loolu mënuñu la ko amal ndax production nit ñi dañ koy dégg rek. ndax artistes yi nekk ci label bu dee Sénégal bu dee 100 artistes ñoo fi nekk 10% yi amuñu label de production. ñooy produire seen bopp. ñi am label de production da nga koy compter. te musique dafa bëri frais. musique lépp xaalis moo koy def. musique lépp moyen moo koy def. xam nga nit ñi nag dañuy gis nga dugg ci lenn rek ñu bëgg kutaaku. lépp sotti lépp saawaan baawaan mais àdduna dara demeewul noonu bu xale boo juddoo da ngay toog raam taxaw dox ba dëgër doomu Jolof maa ngi ñoom ñi ngi signé contrat fin début 2018. début 2018. yeah. yéen a ngi soog a am 20 ans 3 ans du moins. waaw 3 ans wala 2 ans. ok 2 ans et quelques quoi. 3 ans presque bientôt 3 ans. xam nga. booba léegi def nañ fi pas mal de projets boobu ba léegi ba ma signé ak ñoom contrat tak laa commencé enregistrer sama album. mais enregistrement album dafa nekk loo xamante ni du lu ñu yàqamti. parce que album dafa war a am recherche. album dafa war a am gëstu. dafa war a am recherche aussi. nga koy liggéey di ko jeex di ko làmbaatu. bu doon budget rek moom mooy tax. amaana album bi génnoon na bu yàgg. parce que lépp mi ngi woon. sur place mais liggéey bi leneen la. chaque jour dañuy dem studio dugal lii bu ñu demee diglu loolu. job ci ba benn temps ñu am ci yeneen idée yu gën a nice dem changer di defar dem ba ci sës ci miir bi. ba amatuñu pexe ñu doog a génne album bi noonu rek la demee. mais du tardement wala dara ñun tardé guñu ci musique ñun tardé wuñu ci musique. parce que fexe nañ ba ñu ràññu ñu ci suñuy morom. te amaana def nañ ci ba ñu tàmbali léegi yàggul mais def nañu loo xamante ni ñu ko def ci sunu génération amaana bariwul. sama label de production yóbbu nañ ma tournée européenne. ma joué 4 pays en Europe en live. te loolu c'est pas n'importe quoi. ndax aussi ñun fépp la ñu am ay soppe boo amee opportunité ku la ci jàppale. pousser la pour nga dem fekk say fans yu nekk ci diaspora beeg say mbokk. dem jouer leen saafante ak ñoom. yóbbu fa sa talent aussi. loolu c'est quelque chose. xam nga ñëw ñu génne la album boo xamante ni ku ko déglu. jox la ci respect. yóbbu la grand théâtre nga def grand théâtre boo xamante ne àdduna bépp moom la ñuy coow xam nga ñu waroon eggale projet yi def tournée nationale ci mois de juin bi lañ ko waroon commencé far pandémie bi dugg comme xam nga liggéey baa ngi am ay jéego liggéey baa ngi avancé te kanam la jëm incha allah. am na solo Tarba chers internautes yéen a ngi ñu suivre ci SDTV di Séné Découverte merci beaucoup Danick Tampon ñu daal di ñëw ci suñu deuxième partie et cette fois-ci ce sera un peu plus chaud merci Danick.
acca yéen a ngi suivre ci SDTV lii nag nekk seen 5e numéro bu xar kanam ñu dalaloon ki nga xam ne mooy Khadim Tarba Mbaye il a fini de camper les décors un peu partout au Sénégal te sax récemment gis nañ ne il a toqué la case des grands su ne des grands nag ba tey yegguñu niveau peut-être Youssou Ndour ak ñoom suñu papa Baaba Maal ak Thione Seck ak ñoom seen waaye bokk na si ñi ñuy ràññee tey jii ci génération am amaana sax bokk na si ñi njëkk lim booy lim Tarba sa relation ak yenn artistes yi dégg nañ ne tey jii nag loo xam ne ñëpp a ko seetlu Tarba il est une personne réservée maanaam amul yitte lool par rapport parce que gis nañu tey jii Tarba El Hadj Keita d'accord le courant passe bien mais Tarba ak yeneen artistes yi boo bëggee nag ma cité bëri na ñoo xam ne nee nañu amu leen benn affinité yéen entre vous quoi. waa xam nga affinité moom c'est autre chose. parce que affinité yàlla moom moo ko def ci ñaari diggante ñaari nit. yow man ak yow am nañ affinité. bu baax dañuy déggante. dañuy waxtaan ci lu bëree bëri. te loolu amaana du tey. pourtant doo artiste. mais yàlla moom moo ko dogal sama diggante ak yow. le courant passe. dañuy waxtaan di saafonte di déggante ci lu bëri. yàlla moo ko dogal sama diggante ak yow. man am na artistes yoo xamante ni soo ma gisee ak ñoom da nga naan ñii maak ñoom ñooy peut-être xanaa dañuy fanaan sax maak ñoom dañ koy def. lu nekk la ñuy waxante. am affinité sekk lu nekk di waxtaan lee lu nekk xam nga mais loolu yàlla moom moo ko dogal sama diggante ak ñoom. waaw léegi bul lu ñuy forcer luy ñëw naturellement la. mais non pas forcer mais da ngay masquer foofu tey jii sama question. te nee naa la yow ak yenn artistes yi yow ak Dame Lam peut-être yow ak El Hadj Keita maa ngi gis man xool naa un jour ci statut bu Pape Diouf mu statut la yow di déglu sa musique di ci jaaraat di wayaat loolu man si statut Pape Diouf maa ko gis sama bopp. léegi fi may waxee mooy Tarba ak sa génération tey jii génération bi ñuy wax du weesu tey jii Sidi Diop Bass Thioung ainsi de suite parce que yéen a fëlandoo il y a 3 ans ci ginnaaw xaw ma 2 ans tey jii ñu lay lim ci kaw ak ñoom mais gisuñu benn yoon Tarba seen soirée wala ñoom si sa soirée. waaw man artistes yi ñëw sama artistes yi nga lim yëpp nii muy Sidi Diop muy Bass Thioung El Hadj Keita ñoom ñëpp dañuy ñëw sama soirée. loolu du léegi. Bass day ñëw sama soirée Bass HLM la dëkk Bass enfance am yëpp Grand Dakar la ko defee. yaa may dégg Bass Thioung mi ngay wax nii Bass maa moom dañoo dépassé affinité. moom xam na man xam naa. lépp ñoo ko defandoo. ay jeunes lañ dëkk fii. xam nga. amaana léegi ku ci nekk yaa ngi ci sa boor di bay sa waar xam nga. temps bi ñu daan amatuñ ko. ku ci nekk yaa ngi gérer sa bopp. gisee bi du baree noonu liggéey bi da lay tënk mais ku ci ne xamante nañ suñu biir xam nga man artiste yëpp laa sikkal jàmm ñëpp laa amal affinité ñëpp samay partenaire yow ñii seetaan sax xam nañ ne tey ji tontuwoo ñoom li ñu bëgg a xam parce que chaque jour dañ koy laaj bi ma defee annonce bi il y a 2 jours que yow laa war a jël pour ce lundi là ñu ngi may laaj ne ma lu tax Tarba mook Sidi Diop ñuy gis ne chaque jour naam sax bu ñuy rafetal nii rek ñëw na Grand Théâtre d'accord bu ko basé foofu mais on voit que ne yow bëriwoo tànk soirée Sidi Diop moom aussi pareil. man bëriwuma tànk soirée kenn parce que loolu moom xam nga nit ku nekk dafa am loo xamante ni moom noonu la yàlla bindee man li may dem ci soirée boîte de nuit bëriwul. ndax la du ci Sidi Diop kase comme que Sidi Diop nga tudd. du ci moom kase man li may gis soirée artiste bëriwul. xam nga damay même damay bëgg di dem soirée sax mais du sama habitude man ma toog waxtaan ak sama gars yi guddi wala ma nekk ci sama partenaires yi wala ma nekk sama gaale di job moo ma gënal ma dem ci boîte ak affaire yooyu noonu. loolu nag mais Tarba ndax lan yow boo xewlee yaa ngi xaar ñu ñëw pour lan léegi amoo habitude di dem seeni soirée. non xam nga am habitude di dem soirée ak nit xewle nga dem c'est pas la même chose ndax boo amee sa événement. invité ma woo ma téléphone invité ma aw ma benn programme ma mun ci dem disponible damay dem événement yi ngay gis yëpp sama ñi nga may bokkal génération ñi ma mag ñu koy def ñu boole ma ci da nga ma fay gis yaa may dégg man moom damay wuy ji samay nawle di wuy ji samay frère ak samay mbokk mais loolu sa bokkul ak ngay dem ci boîte de nuit di baale ji xam nga wala ngay dem soirée genre di dem di boofu genre affaire yooyu noonu. man taamu ma ko quoi. bokkul ci samay bagage. d'accord tey jii bu ñuy gis Tarba Mbaye ba léegi un jeune bu juddoo fi Grand Dakar màggee fi ba toll nii tey jii les concerts est-ce que gis nga ne ça suffit seulement ci jeunesse bi nga xam ne ñoom nga màggandool
ñu nekk sa ginnaaw chaque jour di daw muy 100% Tarba bi gis nañu caravane yi ngeen doon def ak grand théâtre bi ba ci sorti album bi liggéey bu am solo bi ñu si liggéey ak fépp fooy woote ñuy ñëw surtout les filles aussi surtout les filles tey jii Tarba lan lay xaar pour def ko pour ñoom parce que concert bi ngeen di may boo xam ne annuel la est-ce que ça suffit pour yow. waaw ça ne suffit pas mais xam nga concert dafa metti man concert yi may def budget bi lépp concert yi may def fii Grand Dakar muy concert Union fait la force boo xam ne chaque année man maa koy def Grand Dakar maye ko ak sama propre moyen ak grand cœur may leen ko nga xam ni fête lay nekk Grand Dakar mag ndaw xale góor ak jigéen ñëpp dañuy ñëw da ngay gis meeru màgget bu kolom ànd ak ay sëtam ànd ak ñëpp parce que concert ku nekk mën na ci ñëw xam nga fête lay nekk Grand Dakar bu concert bi desee 2 jours boo ñëwee da nga naan fii xanaa dafa am lu fi xew jour concert bi fête la fi doon ñëpp dañ koy préparer ñëw mu nekk loo xamante ne man maa koy def avec sama budget laajuma kenn dara gratuitement laa koy def may leen ko mais loolu xam nga tamit doo ko mën a def chaque instant aussi parce que budget bi ay millions la man boo xoolee ci boo xoolee image yi may def concert yi may def ngay xam ni concert bi du concert takkale. mais je suis témoin maa ko présenté woon bii passé waaw. concert boo xamante ni matériel bi nga fiy teg rek muy scène son et lumière di nga ko jëlee 2,5 millions wala 3 millions presque. concert bi ñu fi mujjee def Ndiaga Ndour moom moo ñu jox son. scène bi sunu papa Youssou Ndour du jouer la ñu fi tegal. xam nga loolu ñu indi ko pour waa Grand Dakar pour sunu quartier. xam nga loolu dañ koy bëgg di def à chaque fois. pour ñi nga xam ne amuñu moyen pour di dem ci boîte de nuit di la baali wala ñi nga xamante ni mënuñoo génn mais dafa laaj doole te concert bi aussi dañ ciy defaale ay dons xam nga di ci jënd ay garab di laaj ordonnance ñi nga xam ni seen ordonnance yi ñu ngi ci mënuñu koo jënd ci quartier bi ñu indi ko ñu dajale ko consultation gratuite ñu dajale ordonnance yëpp jënd ko ak sunuy moyen chaque loolu nag looy préparer la at ba at lañ koy def mais dañ koy préparer incha allah dinañ ko defaat pour bientôt xam naa après Covid bi rek ndax ci lañ nekk di liggéey nii pour Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie yi. d'accord voilà fi may waxee rek bokk na ci tey jii est-ce que yaa ngi prévoir def loo xam ne jeunesse yi dinañ ci mën a jariñu moo xam petite entreprise lay doon ci gis nañu yenn artistes yaa ngi koy def d'ailleurs gisoon naa fan yële nga def ko def lu mel ni genre cak-cak jox ko booy. waaw loolu mënul ñàkk parce que ñun dañoo dëkk ci gox boo xamante ni dafa bëri ay jeunes bëri ay jeunes yoo xamante ni dañoo jox bopp di ñu ànd ak ñun partout yàlla boole ma ak ñoom ñu bëgg ma te yàlla rek tax kon ñun li ñuy liggéey lépp luñ ci am rek dañ koy delloo ci loolu amaana amaguñu dara mënaguñu dara aussi mais lu ñu am as tuut dañ koy bokk ak ñi nga xam ni ñoo yaakaar ci ñun ak ñoo leen tane peut-être xam nga di jéem a créer entreprise pour jeunes yi xam nga di ci liggéey ci loolu lañ nekk xam nga mi ngi sunu xel te ñu ngi ko tàmbali di ñaan yàlla mu gën a jëm kanam rek. dinaa bokk ci ñi indi CV incha allah pour liggéey ci si vous nous suivez toujours yéen a ngi ci SDTV woy leen di abonné suñu chaîne et puis sax di aimer waale vidéo yi moo xam aussi la cloche de notification ngeen koy bës ngir mu leen di yëgal suñuy xew-xew yu bees. si noonu Tarba dañuy waxtaan tuuti nag dans le cadre du professionnel tey jii doomu Jolof nga nekk fi may laaj mooy contact bu jóge woon ci Prince Art. wala mu jugee ci beneen label bu mag nekk fii Sénégal wala sunu grand Matar Subatel tey jii est-ce que Tarba pare na pour dem na am contrat am jeexagul mais bu doon lu ñuy renouveler waat est-ce que am na satisfaction fu mu nekk wala day dem. waaw man avant ma signé doomu Jolof pas mal de label contacté nañ ma pour liggéey ak man ci télé laay waxee ñoom ñu ngi may seetaan. label yu ndaw yi waaw. label yi gën a mag ci Sénégal. ok pas mal de label bëggoon nañ liggéey ak man. comme Prince Art wala. non du ma lim. ok waaw parce que comme que loolu amul. du ma nekk naan label bi ak label bee. mais pas mal de label contacté woon nañ ma pour liggéey ak man. mais boobu fekk na ma am avancement ay waxtaan yu dëgër maag sama label doomu Jolof. après nag ci laa am confiance liggéey ak ñoom. liggéey ak ñoom xam nga. mais comme que maa ngi ak ñoom.
xam nga loolu mënuma ci xuus maa ngi ak ñoom di liggéey macha allah te sunu liggéey amaana maa ngi ciy gis seen liggéey maa ngi ciy gis sama bopp ñoom tamit ñu ngi gis seen bopp ci man bu baax a baax macha allah. maa ngi am naa satisfaction bu totale ci ñoom. di ñaan sunu borom defal ñu jàmm rek maa ngi ñoom. léegi tontu bi kon mooy boo gisoon appelu beneen label ba nii pare woo pour dem da nga préférer liggéey ak Doomu Jolof. mais boo gisee appelu label nooy demee te nekk ci label xanaa balaa ngaa dem ci beneen label ke day fekk nga génn ci label bi nga nekk. ji bu seen contrat jeexee d'ici 1 an ou 2 ans laay wax. bu sunu contrat jeexee egguñ fa bu jeexee après dañuy xool bu ñu xoolee xool cafka bi lu muy saf. Il a une très bonne communication Tarba Mbaye j'ai essayé d'avoir les réponses yi ma bëgg mais mënuma ko am ba léegi ci noonu Danik xanaa dañuy attaquer suñu dernière partie rek waaye laataa loolu Tarba lii bokk na ci benn question bu ma benn internaute boo xam ne nag moom sa fans la depuis Sicap Mbao du nom de Maymouna Mami Silla donc mi ngi may yóbbante que ne daf lay topp fépp déjà ce soirée mi ngi ñëw mais tugu leen a gisante mi ngi may laaj sa relation yow ak jigéen ñi Tarba kañ ngay takk jabar. waaw tax jabar léegi rek incha allah parce que ay xale lañ mais mën naa ni toll nañ ci takk jabar xam nga bëgg nañ ko mais xam nga jabar moom dafa nekk loo xamante ni mën nga koo bëgg sax te du am moment bi nga ko bëgg. mën nga ko bañ a programmer ci benn moment far mu bett la jabar moom dafa nekk loo xam ne bu ñëw day naturel quoi. xam naa bientôt rek incha allah nañu ñaanal rek soxna si gaaw ñëw. jot nga tànn ba pare jot ngaa gis. waaw tànn naa ba pare. waaw mën nañ xam turam. jarul ko mais ñu catuñu. ayca ba tey kon foofu la ñuy yem dañuy tampon ñu dem suñu 3e et dernière partie et cette fois-ci ce sera actualité. merci beaucoup chers internautes de l'ASD TV loolu nekkoon seen 5e numéro xar kanam fii nag ñu jëm mooy actualité Tarba Mbaye donc ñu waxtaan xëy na ci mbas mi rek parce que comme moo lëmbee réew mi moom daanaka def na impact bu mag a mag si seen i événement ak seen i programme gis nañu jamono jëlee griot yi génn naam question sax bu ma suivre boo xam ne jot nañ la ko laaj waaye man li ma bëgg xam réellement mooy Tarba est-ce qu'il est pour ou contre loolu griot yi def tey ji aw ma si yàq aw ma si defar parce que nit ku nekk am nga droit ci sa réew am nga droit manifester nu la neexee parce que citoyen nga ci réew mi ñoom ay citoyen lañ ci réew mi géwél yi bëri nañ nag mais dañoo wutee amaana ñoom noonu lañ gisee te tamit ci réew mi lañ bokk kenn du leen ko tere mais ni ñuy gisee amaana tamit bokkul ak ni may gisee bokkul ak ni keneen ak keneen di gisee loolu ñoom seen opinion la ni ma la déggee mooy tu es contre tey jii yow da nga ba sa wax da nga naan ñoom. je suis pas contre. non je suis pas contre. pourquoi nga naan ñoom lu tax boole woo sa bopp. non li dama ci boole ci sama bopp te dama cee bokkul. bokkoo ci ñoom géwél yi li ñu def noonu seen ñaxtu daal. non dama ni la. géwél yi dañoo bari mais wuute nañu. d'accord yaa may dégg mi ngi mel ni rek nga ni tey joueurs yi nee nañ lii mais du joueurs yëpp a ko wax du géwél yëpp a ko wax. amaana ñoom ay géwél lañu. noonu lañu gisee noonu lañu doxalee loolu ñoom la concerné. woo nañ la. non. jotoo appel bu Mbaye Sy du Secka du kenn. non jotuma appel non genre non mais loolu ñoom la. loolu du man. mais je pense que Tarba vous avez un mot à dire sur ça tey jii ñoom dañ ne griot tey jii bu ñu généraliser man bu ñu ne journaliste wala tey jii présentateur ou même animateur damay considérer sama bopp comme ci biir tey jii Tarba Mbaye gis nañ ne griot yi yéen a bokk musique bi ngeen di def di musique gu Sénégal surtout gis nañ ñu def sortie def single def ko clip pour ñaan président est-ce que mu bàyyi leen ñu tëgg xaw ma nag lan lañ tax ñu def ko mais yow loo gisee loolu tey jii. mais griot yi dañoo bëri. griot dañoo bëri dañoo wuute tey gis nga fa Mbaye Sy man comme seetaan naa ko comme ni ko ñëpp di seetaanee Mbaye Sy géwal la te bokk na ci askanu ngéwal bu mag. tey foofu am na ay géwal yu bëri am na ay chanteur am na ay Mbaye Sy am na ay raqam yoo xamante ne ay chanteur lañ ku ci mel ni Waly chanteur la Bambali chanteur la Mandiaye ak ñeneen tey ñoom amaana gisoo leen fa. man gisuma leen fa bokk peut-être ni Mbaye Sy di gisee ak ñoom ni ñuy gisee du benn
fi ko mbay si teg ak ñoom fi ñu ko teg du benn moom moo tax ma lay wax ni affaire bi affaire opinion la. ku nekk sa gis-gis mun na ute ak sa gis-gisu moroom. man ni may gisee bokkul ak ni ngay gisee. ni ngay gisee bokkul ak ni keneen ak keneen di gisee ñoom nu ñu defee ak nu ñu waxee peut-être seen gis-gis la te am nañ ci droit. peut-être seen gis-gis la am nañ ci droit loolu nga ma mujjee wax tey ji yow amoo ci yàq amoo ci defar nga ma njëkk a wax. tu n'es pas pour ni contre maanaam amoo loo ciy dindi wala loo ci yokk léegi Tarba lan moo tax tey jii ñoom ñu def loolu. est-ce que jël nga sa téléphone yow woo leen même buñ la woowul encouragé leen wala sax ngay leen maa ngi ci combat bi ngeen di xeex. li tax ma leen di woo ak ma leen di encouragé loo amul yàq amoo ci defar loo ci wootee sama yoon da cee nekk. yow bokkoo. man maa ngi nii man ci 100% Tarba laa bokk. ak SDTV ah. la wax loolu SDTV ba mu bëri doole. ayca am na solo merci beaucoup Danik waaye fi ñu terminé bokk na ci ba tey suñu dernière question nag muy tey ji impact bi nga xam ne corona bi def na ko ci milieu culturel bi nga xam ne yéen a ngi ci. lan ngay lancé comme message tey jii ministère de la culture jaarale ko tey jii ci moom ba mu egg ci président lan ngay gis yow tey jii ne boo ko doon dindi wala soit looy ñaan lan lay doon. waaw xanaa mu metti trop. ma koy mettitlu ku ne xam na ni. artiste baatam la am te dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dañoo topp ci ginnaawam yaakaar ci moom. muy instrumentiste yi. muy staff bi muy ñi ngay liggéeyal ñun saawaay sunu ginnaaw dafa diis. ñun dañuy contribuer ci développement wu réew. vous êtes des acteurs de développement. ñun ñi yaakaar ci ñun dafa bëri de daam. tey soo ma amee concert. wala ma am spectacle presque man. chaque semaine damay produire. tey boo amee programme wala nga am spectacle ñi ciy fayeeku day bari. instrumentistes yi. dañ ciy am gagne-pain. techniciens yi. noonu. ñi moom seen lumière. videurs yi. ñi am seen sono di ko loué. barman yi. oto yi transporté sono bi. yi transporté sono yi. ñii gañe ci artiste dafa bari trop dil bu yaatu la. kon boo toogee ba benn moment rek loolu yëpp stand by day métti. impact day am par force métti na trop mais métti bi du loo xamante ne nit moo ñu ko teg sunu borom moo ñu ko teg. mu nekk benn pandémie boo xam ne dafa wàcc ci àdduna bi yëpp te ñun li ñuy def àndoon ak loolu. ñun li ñuy def day drainer foule. day dajale mbooloo. xam nga du ñu def lu dul di ñaan yàlla mu gaaw fi jeex partout dans le monde. di lancer appel gouvernement bi ak ministre de la culture. am na lu ñu joxe sax pour culture bi yëpp. di leen ci remercier. xam nga di leen ci remercier. sa wàll ñëw na di leen ci remercier tout d'abord. parce que bàyyi xel bu ñu bàyyi xel rek. c'est quelque chose. di leen wax ni tamit ñu gën a bàyyi xel parce que culture dafa yaatu. ñu gën ci bàyyi xel te gën ñu jàppale. culture dafa yaatu trop. sama wàllu jotaguma ko. waaye dinaa ci jot am nañ ci yaakaar parce que woo nañ ñu. ñu présenté fa sunu bopp présenté fa aussi sunu groupe. incha allah xam naa lépp lu ñu ciy joxe rek dinañu ci jox sunu wàll. d'accord bu boobaa xam naa doo fàtte SDTV mbokk yeeg xarit yi cant ak ngërëm ñeel leen si àndandoo bi ak ñun tey nag nekkoon seen 5e numéro xarit kanam ñu dalaloon ki nga xam ne mooy Khadim Tarba lead vocal du Royal Band Tarba sa kàddu gu mujj. waaw xanaa di sant yàlla. di la nuyu encore une fois di nuyu encore internet yi toog du ñu seetaan. lépp lu ñu fi wax rek bu ñu juumee xel moo dul mat. lépp lu fi jub rek yàlla moo ci teg loxo. di baaluwaat ñëpp ak di ñaan jàmm ci réew mi ak bitim réew. fépp su doomu sénégalais nekk rek. nga am fa jàmm am fa salaam am fa tawféex. dina yàgg dina neex avec le Baye Fall de la musique sénégalaise. rag muy gaaw. rag muy gaaw merci beaucoup Tarba merci beaucoup bi ñu accueillir tey sa kër accepter ñu sunu ITV bi di gërëm bu baax équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw en l'occurrence le directeur de la production muy Danik Almami merci beaucoup sunu directeur Ousmane aussi merci Yatma merci à toute l'équipe de la SDTV jàmm ak jàmm laa leen di wax il se nomme Dame Lam devant le micro di leen jox dig daje très prochainement bye bye.